lopp téeméeri kilomètre ak juróom-ñett fukk moo dox ci diggante Ndakaaru ak Mbam tey ñu ngi fii ci diwaanu Mbam bokk ci arrondissement wu Djilor département wu Foundiougne waaye bu tamit bokk ci région Fatick tey kon Mbam lañ leen fas yéene xamle ci seen biir rubrique à la découverte du Sénégal ci seen biir émission Good Morning Mbam li fi nekk comme liggéey li ay bal seen nekkin danañ ko waxtaanee góor mag ndaw kenn ku ne dana la jox kàddu nga àddu ci dëkk bi ak ni muy doxee ak yeneen yoo xamante ni dana leen soxal. xëy na cosaanu Mbam tuuti naa pour mën koo wax mais am na tour yooyu am na loo xam ne rôle boo xam ne joué nañ ko fi parce que dem nañ ba diggante tukulóor yi ak séeréer yi am nu mu demee woon mais biñ demee tuuru looloo tax tukulóor yooyu jóge foofu ñu demaat ba joolaa yi encore ñëwaat biñ fi ñëwee ñu ngi dem ba Jirnda dëkk bu ñuy naan Jirnda la ñu dem biñ fa yeggee xeex bi métti ñu dëppaat ne dañu feebar looloo indi turu Jirnda boobu mooy ñu feebar ñi bi ñu ñëwee yem caare ne caare dafa jege ndox mi ñu continuer ñëw Mbam bi ñu yëg see Mbam ñu xool ne affaire bi fii mën na fi ne mag ñu jóg dem ci tuur yi wax ak tuur yi wuyu leen joolaa yi dëkk fi looloo tax fii am Mbam am ñetti tur da ngay naan Mbam tukulóor Mbam joolaa Mbam séeréer. jigéenu Mbam yi jigéenu commune Mbam vraiment macha allah ñu ngi yëngu ci lu bëri ñu ngi ci petit commerce bi ba ñu ngi ci yarum jën am na fi ñu ngi ci jardin yi mun naa ne ci li ñuy yëngu bëri na surtout ci petit commerce bi dëgg la fii géej moo ñu wër waaye comme jigéen ñi fii tàmmuñ di dugg si biir géej gi di uuti ay produits mais dañuy jënd produits yi nga xam ne góor ñi ñoo koy dem di uuti di ci nuroog ay crevettes di ci nuroog ay jën ñu ñëw indi ko jigéen ñi di si jënd di jaayaat crevettes yi noonu aussi dañuy dem ba Dakar di ko fa jaay côté boobu moom vraiment ñu ngi ciy sant yàlla bu baax. difficulté mooy problème écoulement rek problème écoulement la ñuy am parce que fii xam nga dafa xaw a enclavé wu waaye nag ak ñi nga xam ne ñu ngi ci ville yi ki ci nuroog Dakar. ñii nekk Kaolack am na ñoo xam ne dañ ci am ñoo xam ne dañuy am ay connaissances ñoo xam ne ñu si mën a jàppale ku ci mel ni man sumay produits dama koy envoyé à Dakar. Ndorong ci histoire am na ci wàllu bu bari ndax dëkk cosaan la yàgg ci cosaan également di wuyoo aussi turu ki ko sanc maa sant ndong la ki ko sanc ndong la santoon donc ñu tuddee ko Ndorong ci cosaan foofu la dëkk bi commencé ñu bari ci loog ràññe woon nañ ko fii ci dëkk bi mooy li ñuy wax laga peut-être nit ñi dinañ naan génie la wala jinne la mais du woon jinne ci ni ñu ko waxee nit la woon marabu la woon dëkkoon nag nit ñi bi am fii doom sax mais bi muy laata dem nag dafa amoon lu mu waxoon dëkk bi def leen ne woon dinaa dem waxu leen nag ban bés lay dem mais dañu yeewu benn bés gisuñu ko ñu dal di war dëkk bi gis empreinte yi ñu topp ko ba fi ñuy tour actuel Dajola lañ koy wax quoi ñu fekk foofu ay dallam yu mu summi def ko summi nag xamuñu exactement ci biir ndox mi la dem xamuñu exactement ci jaww ji la dem. Il y avait des interdits. soo fa demee doo yóbbu lu xonq doo wax wolof doo wax pulaar loolu dañ ko den interdire foofu mais leneen yaa ngi yëpp su la neexee nga wax. en tant que jeune fii moom suñu liggéey fii nii souvent day nekk pêche lay doon soit nga nekk agriculture soit nekk transport quoi
majeure partie bi daal loolu la ñuy yëngatoo su mooy ñi nga xam ne ñoo féetee si wàllum njàng bi quoi. commune Mbam nag laa bëgg d'abord présenter ndax commune boo xamante ne 2011 lañ ko créé par le décret 428 2011 du 29 mars 2011 mu nekk commune bu jeune nekk commune boo xamante ne 9 jàpp naa ne 7 villages ñoo ko ŋànk muy village centre Mbam bi ko bàyyee turam teg ci Mbassis teg ci Thiaré Ndorong Gaage Modi Gaage Bokar ak Sab. commune bi nga xamante ne nag activité bi nga xamante ne moo gën a fës ci koom-koom bi doon na mbéy agriculture ak càmm muy élevage ak napp muy pêche ndax commune bi dafa xaw a mel ni presqu'île la pour nga dugg fii faw nga jël gaal wala nga jël bac et peut-être yaakaar nañ aussi ak pont bi nga xamante ne mooy pont Foundiougne bu paree pour nga génn aussi benn pont la. ressource bi gën a rëy ci commune bokk na la ressource foncière bu weesoo les ressources humaines ci ressources foncières yooyu aussi ñoom ñoo ëmb lépp li nga xamante ne géej la àll la ci àll boobu aussi ñuy am aussi li nga xamante ne mooy gàncax bi mais aussi am bépp xeetu mbindeef boo xamante ne mu ngi cay développé wu. bu njëkk dañ doon aligné mais bañ ñu ne alignement nag doxatul ñu war a jublu ci lotissement loolu yëpp pour donner un caractère légal à tous les actes qui sont posés en matière de gestion foncière. Par rapport maintenant donc à l'adaptation au changement climatique dafa jaadu ci ñun ñu gestu ci am ci pas-pas lu tax dañu nekk dans une zone estuarienne foo xamante ne mangrove bi dafa naatoon àll bi naat mais dañu dem ba décimation mangrove bi maanaam mang bi dafa commencé sonn et salinisation bi gën a yokk loolu am impact yu bëri muy tey boo xoolee bu tawee da ngay gis ruissellement bi conséquences yi muy am taw yi aussi wàññeeku loolu lan moo ko indi changement climatique yi teg ci aussi boo xoolee salinisation bi jël suuf yu bëri mais ci biir salinisation boobu loolu dafa provoquer aussi ay conséquences yoo xamante ne bu ñu xoolee suñu nappe phréatique boo xoolee commune bi dafa am problème mu ndox loolu lan moo ko def c'est parce que forage bi ñu fi def temps bi du yàgg buñ ko tiré waat ko rek biseau salé bi yéeg loolu yëpp nekk ay conséquences yoo xamante ne dañ ci war a indi réponse